sportif tey Sénégal dem na final nekkul looy gént nekkul looy rêvé lu am la. non man nag Real Madrid ak Sénégal rek moom ñoo mën a tensionné ak sama boy écrit face booy mbër sama benn mbër di bëre ci lay am yenn tension waaw dem moom làmb ja dem moom ñu nga woon fële ci CNG. loolu dinañ ci ñëw après loolu lay tëjee mais lii actualité loolu dinañ ñëw non ma ñëw loolu dinañ ci ñëw parce que dégg nañ CNG doon na def réunion foofu lañ war a tàmbali non foofu lay tëjee parce que foofu dafa am question yu ma la denc foofu yoo xam ni su ma la ko dóoree boo ma répondre rek xam naa ci laa jógee ñibbi li ma lay dóor nii mooy tey dañ nga ñëw uniquement non mais li ci des mais sañ ñoo ñëw ba bàyyi te duñu laal ci aspect lamb maanaam tey dañ fi ñëw uniquement pour match bi dañ nekk ci match bi wax match bi bu ñu war a waxee leneen ëllëg xam la match bi jeex na Sénégal en finale le reste mooy seen diggante Balla Gaye moom la ñuy wax Balla Gaye jóge ci défaite boo xam ne da koo métti da ngay bàyyi bu ñëwaat boo ñëwaatee loolu mënut a ñàkk faaw ñu laaj ku ma dem laaj la ko monsieur boo demee laaj naa ko diggante Bombardier wala dafa am looy ragal non déedéet da monsieur doon wax da nga ñëw man actuellement ba léegi newu ma da nga war a ñëw malgré que gagné naa may ko ndox ma un verre d'eau non loolu da ngay bàyyi non damay laaj sowri suñu victoire prochaine fois nga ñëw kër gi sa kër la soo ñëwee uniquement dafa na da nga ragal di wax ci lamb ji non déedéet da nga bëgg wax ci affaire CNG ça se prépare waaw nañ wax ci CNG ba pare cof ci la CNG tey dem na réunion d'accord naa la CNG dem na réunion démb ñu bari doon kaas tey point yi fa jukki lan la ci lan fa voté loo xam tey en général ni nga xam mooy nitu lamb yi waaw mais dañ fa woote woon parce que tey dañu amoon dañ jot benn notification boo xam ne ahlu lamb ñëpp ko jot ci lu CNG war a tëral xam nga tey dañ ko jot bi ñu ko jotee nag xam nga après bi ñu ko jotee comme ñëpp mi ngi nii ñu jot ko waaw wane l'heure de convocation devrait être strictement respectée sous peine de pénalité nga ne les lutteurs seront tenus de commencer la préparation physique et mystique dans leur cumukaay conformément aux étapes définies par le chronogramme amoo tey mooy waaw maanaam lii la ñu circulaire bi la ñu jotoon yu ñëpp waa ahlu làmb ñu ne tey dès l'appel de l'arbitre chaque lutteur sera autorisé à entrer dans l'aire du combat qu'avec un maximum de 3 bouteilles et il ne lui sera accordé que 10 minutes pour achever sa préparation ñu ne en cas de dépensement du temps prévu il sera appliqué au contenant de revenu de 25% sur son reliquat de son cachet. Si le lutteur continue sa préparation 5 minutes après les 10 minutes, objet de la première retenue, il lui sera appliqué une pénalité de 1% sur le reliquat par minute supplémentaire. maanaam tey yii la maanaam circulaire bi moom am na yeneen sax ba bañ a jël temps bi yëpp moom lañ jot ahlu làmb bi ñu ko jotee nag xam nga parce que ñun dañu jiital ci boppu mbër yi bi ñu ko jotee nag wax dëgg yàlla dañu def yëfu kilifa j'ai appelé le président Bira Sène mu nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla li ñu doon jooy ci ki fi nekkoon wàllu ouverture wàllu échange parce que ay nit bu ñu bokkee dara dañu war a di waaw xam na di def ay échange di waxtaan boo gisee lu baaxul nga ne oui monsieur le président kii nga yaakaar ni lii jaar noonu lii ak lii ngeen échange loolu tey day yokku loolu day tax problème du am te wax dëgg yàlla bi ma déggee lii bi ma jotee lii dama ko woo téléphone échange ak moom mu nekk nit ku yaatu nit ku ubbeeku waaw mënuma non dinaa joxe rendez-vous mardi pour ñu bokk ci làmb yëpp ku ci nekk indi sa proposition ñu waxtaan lii dañ ko circulaire bi dañ ko teg rek mais ça ne veut pas dire que dañ koy exiger les lutteurs par force. bi ngeen demee lan ngeen tënk. bi ñu ñëwee dañ tënk bi ñu ñëwee tënkuñu lépp nag mais li ñu tënk daal par rapport ak lii tey mu tàngoon lool nag parce que ba ñuy toog foofu di waxtaan noonu waxuñu fu nekk foon di raayante foofu noonu amoon nu mu doon demee kur ba ñuy tàkk parce que dina métti waa CNG. non maanaam c'est pas ay moom parce que xol yu jógoon na tàng parce que tamit ay nit bu ñu bokkee dara di wax te seen dënn xam te li ñuy wax mu dëgg bokkuñu xalaat noo def nit ku ci nekk nii gis sa bopp am na mais malgré tout ça bi ñu fay jógee jàmm ak salaam kafante joxante loxo parce que mooy loolu rek bu ñu waree defar il faut mu tàng te bi ñu fay jógee nag wax dëgg yàlla
proposition yi ñu teg xel yi génn wax dëgg yàlla am nañ fa satisfaction bu ñu mënul am lépp sax ñu am satisfaction pour les lutteurs et puis parce que làmb coow li muy bari rek guddee làmb parce que lii guddee làmb te làmb bu guddee rek su guddee rek y a problème parce que sécurité ñi koy gérer sax mënuñu ko gérer à 100% la nuit man président mosoo ko gis muy dem fenn ay li muy mën a activité mi guddi bokk ci parce que même les militaires laa la wax mënuñu la sécurité la nuit te làmb boo gisee tey ñu ñëw tegoon yii nii tey mooy guddee làmb ñu bëgg leen xamal ni guddee làmb nekkul formellement seulement les lutteurs ñun promoteur bi daf ci am part de responsabilité CNG am ci part de responsabilité ñun mbër yi ñu am ci part de responsabilité kon nag yu mel ni bu ñëwee rek mënoo leen ko jël rek sëf ko mbër yi parce que làmb li koy guddeel combat yu bari yi da ci bokk ay 10 combats daf ci bari daf ci bokk le promoteur parfois combat am nga jël combat ci biir def signature contrat ci biir plus les parrains yooyu day guddeel làmb kon bu leen jël affaire rek ne mbër la mbër yi comprendre nañ ni parfois ñu booy yi nii génération bu bees beeg mbër yu mag yeeg ñëpp dañuy jël ñaari cumbukaay indi ko ci géew gi indi fa 5500 bouteilles ci biir jaaduwul. waaw loolu tam dafa xaw a bari tam. non dafa bari. ya fa nekk ne ñetti bouteilles ci géew mbër mënul préparer ñetti bouteilles moom. fexe nañ ba CNG nanguñu 10 bouteilles ak 15 minutes de préparation 15 minutes de bu jeexee nga nekk fa. di nekk fa noonu yaakaar ne yaa moom làmb ji. di layam 10% sa cachet dinañ ko jël 10% à partir de 15 minutes mbër yu mag yi les VIP 15 minutes mbër yu ndaw yi 10 minutes non 5 minutes 5 minutes de préparation kon nag mbër yi il faut ñu conscient ni parce que lii tey il faut que mbër yëpp yëg ko mbër bu ko yëgul sa dirigeant bu demee na la ko xamal parce que ndax combat yi di am fan yi pour nga bañ a dem ci combat def lu la neex def lu la saf ëllëg tey nga dem tey ñu dagg la te comprendre nga sëf ko CNG parce que tamit loolu lañ fa mën a amagum mais yeneen yi nga xam ne CNG da ko kii après dinañ def circulaire jox ñu ko mais daal biñ fay jógee daal am nañ firnde ni 25% yi ñu doon wax ñun mbëri dañoo taxaw ci suuf na leen loolu mës ta am ci àddina te amul ci benn sport ay xaalisu te tamit le CNG bu bëggee am budget boo xam ne tey pour mën a ay activités il faut que muy am budget annuel mënul jël focaliser wu ci mbër yi uniquement pour dagg parce que sanction pécuniaire rek amul ci àddina am na sanction disciplinaire parce que nit ki boo ko bëggee nekkul ay mbër daa bëgg xaalis rek fu mu tourné nga dagg xaalisam amul fenn mbër yi ay père ñoom ñoo ñu gën a bëgg xaalis fuuf comprendre mais tey dafay jaadu sport defarul je te donne un exemple tey boo nee tey mbër mi 15 personnes la war a ñëwal 15 personnes mi lay dugg ak moom muy 16 mbër bi ñëw ak 80 personnes mais yow CNG am na pouvoir taxaw ak service d'ordre bi ne duñ dugg par force mais boo leen bàyyi ñu dugg ba pare après nga naan après nga ne man ko yow defaroo xaalis moo la tax a defar xaalis moo la tax a jóg. tey loolu bu ñu ko fayee tey dina am tey benn bailleur bu ne ci ginnaaw mbër mi daal ne nan dugg bu ñu duggee bu ñu ko daggee. mais loolu pour lan tey ñooñu soluñu blouson soluñu dara soluñu blouson bokkuñu ci mbër yi ñëw ànd ak mbër bi nekk ay 80 personnes. benn dirigeant wu mbër na gaa yi na dugg ma amul problème après maa koy gérer yow loolu boo ko bàyyi mu jàll yow defaroo yow sa gafa ngay feesal te boobu mën nga opposé wu avec les services d'ordre na par force 15 personnes mooy dugg ñeneen ñi si des ñëpp dañuy yëg ci kaw. li la may ngay dugal sinon duñ dugg. waaw soxluñu xaalis soxluñu dara. voilà mais nag bu ñooñu duggee nag nga ne dañuy fay dañuy dagg ku nekk 10 000 francs yow defaroo làmb sa poste ngay defaral. te loolu effet ko nañ ko fa te kontaan accepté nañ ko xam nañ loolu tey nii c'est des choses à revoir et wàññi nombre de combats yi xam nañu tamit booy les lutteurs sont trop nombreux xam nga journée ñu am booy yëpp mënuñoo bëre mais tamit 10 combats ci yenn événements yi day làmb mënul bañ a guddee te làmb am na ci ay malfaiteurs yoo xam ne tey yàkkamtiwuñu ci àddina yàkkamtiwu lu dul làmb guddee am na ñoo xam ne demuñu seetaan làmb dañuy yàkkamti làmb tas ñuy agressé di def naka su dul noonu kon boog mbër yi nañu góorgóorlu wax dëgg yàlla taxaw nañ fa défendre leen xam nga taxaw position parce que tamit ñoo ñu jiital malgré bu ñu leen di défendre dañ leen défendre ci côté positif parce que nañu ku nekkul ci dëgg président Bira Sène man ak moom maa toog ak moom côte à côte combat Balla Gaye Bombardier ma ne ko lii tey il faut nga jël ci ay say responsabilité
noo jàngatee combat boobu yow. non maanaam ci wàllu préparation bi dafa yàgg. waaw d'accord mais bu ñu jógee ci combat boobu. tax mën noo biir wax lépp dañuy cof yi génnaat cof yi tey Bombardier Balla Gaye en tant que lutteur yow noo jàngatee combat boobu. non weesu na. ñëwaatee. non weesu na mënuñ ci waxaat. Balla jóge ci defet non Balla jóge ci defet tey ñu war laa jox mënoo ma sërëxal ba léegi dama bëgg ci Lions yi. waaw d'accord Lions yi moo fi ne d'accord mais mënoo ma sërëxal. waaw d'accord Balla du ma ci wax. non mais ma jox du ma ci wax. mais mooy sa adversaire mooy sama adversaire. moom mi ngi waaj maa ngi waaj mais dama la bëgg xam. mais yow sa préparation da ngaa dara jël mbër moo xam dafa jóge ci defet. waaw dama ne la man amuma problème yàgg naa bëre mbër bu jóge ci defet yàgg naa bëre mbër bu jóge ci victoire kon ay détails la. non détail man ay détails la maa ngi préparé wu dama ne la man bés mënul rëy ci man. mais bési boobu man daanaan la. bési boobu laa defal naa moo xam nga man mënoo ma gaynde mer dafa naa ne gaynde dafa daa xos fi nga jëlee Balla Gaye moo baaxul. waaw yow bi ma koy jël boobu dafa bëreegul ak ba man luy sama yoon ci loolu. mais xam nga bokkul ba da ngeen a bëri woon mu gañe la da ngeen a bëri woon mu gañe la pare mënoo maa xoñoñal non da ngeen a bëri woon mu gañe la ba pare bi waxal lu la neex dama di waxtaan mënoo dugg sama garde ba dama naan mënoo maa xoñoñal mënoo maa cokotaan xam naa la bànni nga xam nga wéy ma xam nga da ngaa jël Balla bëreeg moom da ngay xaar da nga bëreeg moom mu gañe la bi yoon nga war a jëlaat Balla ci moment yoo xam ni dafa dekk moment yu Balla mer Balla nangu ne moom avoué ne sama prochain combat bu mu ñëwaatee dana xam di Balla waaw bu meree yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na yàlla bu fa waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm mais li am importance daal mooy tel naa la de waaw am problème Balla Gaye fi ko jëlee tiital nga ko bandi tiital nga ko xam bés waaw amul problème loolu problème ay ëmma seen ay bomba nga xam ne ñoom garab mais fi ko jëlee Balla ni ma xamee Balla ci détermination engagement am ak ñi mu bañee gàcc ñeme lu baax ñeme victoire man xam naa man maa bëgg non kenn du yow booy xam naa man bëgg ma gàcc booy bañkat nga mais fi ko jëlee Balla balaa moo dama na la waaye yow doo ma bàyyi dama na la loolu ay détails la bis bu ñu ci yeggee rek yoo xam ne le Bordelais est là le booy maintenant bi ñëw na loolu moo importance loolu yegg see guñ ci mais en tout cas je me prépare. booy maintenant ñëw booy géejawaay bi ñëw rek. waaw amul problème je me prépare en conséquence maa ngi liggéey wax dëgg yàlla maa ngi liggéey te liggéeyuma sax pour benn combat. parce que macha allah maa ngi si yaa ngi ñaq rek. non dama ne liggéeyuma pour benn combat man maa ngi liggéey pour maanaam saison bi te incha allahu rabbi loolu moom suñu kanam la nekk mais li am importance la. waaw xam nga da ngay jël si revanche. si waaw loo wax baax na waaw loo wax baax na. non dama la day waxtaan da nga jël si revanche. waaw loo wax baax na mais li am importance mooy tey yàlla mi ma tim xam ne ni maa ngi waaj te li ma yoral Fass yoral ko Médina mooy li leen bëggal saa su ne te engagement bi ak détermination ba newoon ci man moo nekk ci man te laa gën a mën a xatraayu tey dama la jox rendez-vous ba pare rek taxaw bu ñuy wootante boobu maa ngi jógee entraînement sonn xam nga ak colère gi yàlla boole nga nekk suma gan nga nekk suma xarit actuellement li ma nelawul ci ngoon gi mu ngi bopp ne métti sama bopp bi te yàlla mi nga xam ni dama la jox sama kàddu ba pare xam nga te xaw ma nu mu lay def moo tax xam nga woo naa la jéem sax cab la nga ne la saa yi te nga xam nga nga siisu man la no waaw man la ñëwal non sama xarit nga comme nga wax naa la sama kàddu ba pare te heure bi ma lay mujjee jot boobu maa ngi liggéey bi ma paree man gis naa ne yaa ngi liggéey yaa ngi ñax rek non bi ma ñëwee après laa na xaw ma nu ma lay def ñëwal rek ñu dóor affaire bi mais lu ñuy xaar ci Gris Bordeaux un beneen Gris Bordeaux boo xam ne un Gris Bordeaux serein un Gris Bordeaux boo xam ne tey su jàkkaarloo Balla dina ko war ne da nga ma am loo ma ameel non Gris Bordeaux niw luk mooy am booy Médina bi moom bu ñëwee xam nga man bés moom du rëy ci man nee naa la coow li lu muy bari yëpp mbëri ñun ñëpp xamante ne kon xam nga Balla man mbëri ñun ñëpp xam Balla ni ma ko xamee la ma xamee parce que bëri nañu xamante ne mais li am importance mooy mbëri ñun ñëpp dañu xamante. maa xam nga enjeu combat bi ci yow la ëppee. da ngay jël revanche ngay jël. waaw ok bu la neexee bu waxoon. làmb ji léegi xam la boo daanee mbër daan mbër mooy wël bi gang. xam nga loolu mosuma ko salteel man nee naa la man mbër moom man mosuma daan mbër ay avertissement ak ay yu kenn xamul. et avertissement yi wax nañ ci de CNG. mais bu Balla Gaye moom teg ko noonu. waaw dégg lu ma la avertissement yi laa la wax nañ ci de nee na ay 5 avertissement combat yi. loolu dindi nañ ko mbër mi war a bëre mbër mi war a bëre sëggagul am 3 avertissement ci biti. loolu dindi nañ ko. nee naan ay avertissement du tere làmb ji continuer. làmb ji jeex loolu man loo ma gën a neex ci affaire yi ay avertissement ak ay dugg na fii làmb ji jeex ñu xool ay avertissement yëkkati sa loxo non du kan amul loolu mooy lan. kon mbëri dina ci am ñoom problème de. non bañ a problème bu yoboo nga génn ba dugg génn saako yi ba yëg ci kaw tribune yi loolu pour yóbbu mais dama ne la loolu ma gën a neex ci CNG loolu ñu teg. pourquoi ay avertissement da ngaa mën combat bu yàgg. non mooy lan mais làmb dafa war a xotteeku métti amateur yi ñëw toog kan moo ci perte amateur du amateur yi
ñooy perte amateur dañ leen war a jox cër dañ leen war a respecté mais combat boo xam ne 5 avertissement avant làmb di commencé nga am ñaari avertissement ngeen bëri arrière ñaari si saako yi nga am 3 avertissement ñu yëkk sa loxo nga ñibbi ah non loolu yomb na loolu c'est noonu foofoo ma gën a neex nag. ñoo xam ne moom yàlla bu yàlla bu leb xaaj joxe ko ci biir combat bi. dina ci am ñoo xam ne tey di nga gis mbër bu fi am 15 avertissement wala 20 dara at bi làmb ji lay continuer non loolu moo jaadu loolu mais nañu waxante dëgg frère non xawul yomb dafa yomb. parce que avant nga sëgg am ñaar boo ñëwee ci biir combat bi am jëtt rek mu jeex. waaw nga am ñu jeex ñu yëkkati loxo nga ñibbi amateur ñibbi ak xol bu tàng non loolu foofu nag loolu point boobu lañ gën a discuter te ñëpp ci wax na même avertissement yi sax du jeexal combat bi day jeex temps bi day jeex tàkk léegi nag bu ñu paree nag après ñu compter mais avertissement du jeexal combat léegi de. avertissement du jeexal combat ñu ngi ciy félicité suñu papa Gaston bokk na ci ñu ko njëkk a kaas. ñett maa ngi koy félicité. parce que démb dafa taxaw. wala nga am na problème de Gris Bordeaux dafa entraîné ba tooy. non dégg nga démb mën naa la waata ci yàlla dafa taxaw papa. démb dafa taxaw défendre mbër yi ci position. démb laa gis Gaston ci melokaan boo xam ne tey man barke Cheikhou Tidiane du ma wokkal nit ginnaaw du ma wax nit yow xam nga ma. démb ñu fa taxawoon ñëpp apprécier engagement wu Gaston non tey la gën a raw man tey keroog man dama démb barki Cheikhou Tidiane voilà taxaw tey défendre xam nga mënoon na fa nekk di défendre boppam intérêt boppam malgré que mi ngi doon défendre ay position ak ay intérêt mais défendre na mbër yi taxaw na CNG 25% xalaatuñ ko ci àddina tegoo leen ko fenn bu nekkee nag mbër yi bu nekkee seen àddina yëpp dañ ko bëgg a teg focaliser wu ci mbër yi ci tey lu ñu bëre ngeen bëgg ko def seen gafa loolu mën ngeen gérer làmb ji jaar yoon te doo leen lu xew ngeen bëgg ko dagg mbëri taxaw nag avec les pieds fermes ñun nag loolu dañ koy xaar ci suñu ay papa suñu ay xarit suñu ay am di jàmm xam nga dañ koy xaar parce que làmb mën nañ ko defar sans sanction financière rek new fi sanction disciplinaire aj mbër ñu ne bu ñu ajee mbër wala dara autorité yeeg kilifa yi di ñaan ngeen bañ a maye da ngeen fi nekk pour aj nit ay nit di ñaan déedéet dama ne la sanction la bu mbër defee na ko sudul noonu loo xam ne tey na yat bi dal ci kawam bu yat bi dalee ci kawam na la bu la président de la république taxawee sax na la baal ko nga da doog parce que teguñu fi pour loolu quand même parce que sanction yooyu moo gën a mën a defar sanction boo xam ne mbër bi da nga naan ko mais sa affaire du xaalis rek xaalis ñoom lay defaral mais encore bañ fa waaw parce que bañ ci dugalee xaaj ba tey taxul yëf yi changé waaw dégg lu ma la wax ñoom lay arrangé am na ci yoo xam ne dama ne la am na ci yoo xam ne ñoom lay arrangé defar mbër yi am na loo xam ne tey mooy li ñuy wax tey wax dëgg yàlla bañ fa jógee wax dëgg yàlla am nañ voilà mooy waxtaan ñun làmb ñoo ko bokk te làmb mu bëri na coow nii rek mais ñun ñëpp respecté joxante cër CNG ak amateurs yeeg mbër yeeg ñëpp fu ñu toog di waxtaan parce que li am démb warul di gëj bu dul gëj du ñu umpale ci dara lu ñu bëgg a teg nañu toog woo làmb ji yëpp ñu toog waxtaan làmb lan la promoteur la amateur mbër CNG bariwul ñu ko waxtaan wax dëgg yàlla bi ñu fay jógee xam nga commencement bi xol yi tàkkoon na trop mais bi ñu fay jógee kaf la reetaan bëgg loolu mooy làmb vive la lutte ñu ngi remercier di encourager Bira Sène di ko wax ñun lii rek lañuy xaar ci moom concertation waxtaan fu mu am waxtaan ak échange fu mu am problème du fa am mais nag toog tëju soo benn ruq xalaat benn affaire rek dañ bàyyi ma daaj ko mbëri loolu defarul dara loolu ay révolte lay indi ak xol yu fudd ak xol yu tàng te mbëri yëpp sa njaboot la looy teg ci ñoom nga xam ni li ñuy bëre nii mbëri yëpp dañu takku pour dimbali seen njaboot dimbali seen ay waajur lamb yi dafa metti sur 8000 et quelques lutteurs ceer bi sax duñu bëre kon boog il faut que nag muy bàyyi xel mbëri nee na wax naa ko ci affaire fair play de Bombardier mais dagg mbëri des fois gis mbëri yu def ay actes yu nice pourquoi pas récompense am ci ñoom Bombardier am nañu mbëri li mu def keroog grandeur la c'est à saluer pourquoi waroo tepp ci kees gi benn 1 million na ko fair play jox ko. yow de bu doon yow kon xam naa ni sol nga bolok ba dem Medina. non dégg lu ma la wax am na mbër yoo xam bu nekkoon ñoom ñibbi nañ non man écurie bu mag laa nekk bu nekkoon man 4 fois damay bëriwaat barki Cheikhou Tidiane aw ma problème boobu mais dama la bëgg mbër bu defee acte de noblesse. félicitation bi du nekk ay wax. récompense la comme bu juumee nga dagg ko bu defee acte bu noble xam nga récompenser ko pour yeneen mbër yi jàng ci loolu. jërëjëf message la bu mu lancé tey mais Gris Bordeaux nag sax ñoo wax ta ba bàyyi te duñ wax ci MMA.
est-ce que ñu ngi xalaat Gris Bordeaux tey mu dugg ci MMA. ay wàccoo ci am kay damm la ko def. non sport la nag mbëri ay guerrier lañ. parfois ay damm la ko laaj. non parfois mbëri mën na dem di def MMA te lekkul lu gaaw di cher rek mu dem ba benn instant peut-être non loolu day am migraine bi jóg. fii ngay nooy la ñuy dóor nga wàcc. non dama ne mbëri yi ci wàccu wuñu parce que dañ leen dóor après combat bi lañ wàccu. ak damm la ko de gis naa. non day am dañuy gaañu yooyu mënul ñàkk. dama ne moom Abdou Diouf moom digganteem ak kii Malick Niang. mais yooyu dama ne la mbëri làmb moo gën a métti MMA du dara. d'accord ma ci loolu. MMA da ngay dem ay loxo te lee doo dem. MMA yaa ngi sol ay gants di protéger wu mais mbëri. daa wéq te fee mais mbëri dama ne la am na wéq kaj ak mbëkk yëpp dama ne la mbëri bu leen kenn découragé loo ci MMA. ñi nga xaar un jour nga dem ci MMA. man non saa yu ma amee xalaatu ko. man bandi laa yow bu ma defee MMA nga bàyyi àddina. barke alxuraan yow man su ma defee MMA rek nga bàyyi àddina man xam nga dama waane dama bandi mais dinaa la xam benn affaire mbëri bu leen kenn découragé loo ci ay affaire MMA sport yëpp affaire góor la te mbëri saa yoo ma amee occasion na dem mais dama la bëgg xamal ni bu leen kenn découragé loo ci MMA li ngeen di jëlee ci sport bi seen njaboot ngeen koy yóbbu làmb ji ñëpp mënuñu ci gagné làmb ji kenn ñëpp mënuñu ci mbëri yëpp mënuñoo bëre mbëri genn wàll gi yëpp ñàkk bëre moo tax ñu voyager dem à l'étranger ñii ñi ngi Amérique ñii ñi ngi Europe bu ñu fa demee am chance su MMA lekk xaalis mais yóbbu seen njaboot dañ koy def waaye kenn du ci dee affaire góor la dama ne la wuyu ma affaire góor la. bu leen kenn découragé loo ci MMA dama ne la bu leen kenn découragé loo ci MMA. taxul mu dem chance am buntu demal egg MMA rek kenn aw góor la. ay nit ñuy xëcc avion fa am. dama ne la nañ xëcc bateau. mais dama bëgg xamal ni bu leen kenn découragé loo kenn bu leen leew ku ci am chance su dem am opportunité dem MMA na nga dem MMA rayul kenn. Sénégalais bi de moo tane sax waaye moom bu américain moom kii xëcc avion. dama ne la na xëcc bateau. waaw en tout cas maa leen di encouragé di leen félicité fu waay nekk boo amee chance su def MMA demal MMA nga jël xaalis def sa poche yónnee sa njaboot parce que bëre bi gars yi dugg nii mbër yëpp mënuñu ci gagné peu de lutteurs ñoo ci am chance gagné booy yi genn wàll gi dañuy bëre ba dee surtout mbër yu ndaw yi dañuy bëre ba dee te duñu am xaalis kon boo ku ci am chance def beneen discipline sax bu dul MMA parce que amul mbër mën na def yeneen discipline. jërëjëf mbokk internet ci Dakar. je vous félicite je vous encourage je vous félicite les lutteurs xam nga je vous encourage je vous félicite et vive les lions jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz lii moo nekkoon ñaareelu pàcc bi ñu doon waxtaan ak moom ci jëmale ko ci làmb ndax mën na toog Gris Bordeaux waxtaan ak moom bu jóg te duñ laal ci làmb ndax bu ñu xamee Gris Bordeaux làmb moo tax di xamal ni képp kuy supporter am rek na nga ko ñaanal jàmm mi ngi ma xam ne mi ngi ñaqe rek mi ngi ci forme macha allah. Balla Gaye 2 ay Balla Gaye ci Balla di gërëm ñi ma àndaloon ci cadre bi Malick la waaye di gërëm Mbour business bi nga xam ne moo na solol mooy yaan ji du ma jokki di ko wax dem leen ci xale bi téléphone am mi ngi nekk 77 427 23 54 mooy loo ci bëgg mu jox la ko Sénégal dem na final maa ngi xaar ngeen def commande ci Mbour business mu defe leen mooy livrer leen ko xale leen ko jàppale tey boo la koy livrer ah bon à combien le prix ah non loolu da nga koy waxtu woon numéro baa ngi boo koy waxtaan ak moom ah moom ngay waxtaan non macha allah ko loolu neex na di moo la koy woo livrer te ba pare blouson kii oji la bu baax bi la non macha allah loolu yomb na di moo la koy jaay livré la ko ok kon boo wootee ci numéro bi rek numéro bi 77 la 427 23 54 Mbour business mais gars yi woote leen parce que final bi nii lu mayee gën a bari rek coupe bi gaaw a ñëw yaa ngi jëf tey nag mën noo wax ba bàyyi nag tu doon wax ci li nga xam ne nag mooy sama bis man Dieye production tuddee ma bis le 13 février xam nga rek ma fenn ma jël bis bi tuddee waat joxaat ko sans maladie parce que Dakar Buzz social maladie mi fekk di leen faj tey ma jëlaat mais loolu maa ngi la ci remercier nag joxaat leen bis bi tey le 13 février parfois nga teg affaire yoo xam ne sama yaram day daw te loolu nag sa gars yi ngi yor site yi war nañ di dugg ci ruqaat yi parce que am na feebar yoo xam ne il faut nga weer ko pour solution am te loolu nag tiyaaba bi nga ci am mënoo xam sax nu mu toll parce que parfois damay xool nga dugg parce que am na feebar yoo xam ne nit des fois dara dal ko soo ko jëliwul teg ko solution mën naa bañ a am xam nga te maa ngi ci gis nga ci def effort da ci am ne yàlla na ci yàlla may ndam ci loolu nag ci leen may bu ci mësa tàyyi xam nga Sénégal nag tàmm nañ boo jugee di def lu rafet lu ne di nga ko ci dégg waaye bul gestu xam nga sénégalais yi ñoo mel noonu da ngay gis ñoo xam du ñu puus du ñu paas waaye gis nga boo jugoon ñooy tox ci anglais lu ne dinañ la ko wax dana la day dóor ak day mais bu leen sax lijjanti xala yàllaay fay
te yàlla bu la fayee nga kontaan. le 13 Dieye production tuddee ma drapeau 2e édition ma jëlaat bis bi joxaat ko malade yi Dakar ba jot a jàppale. ba nu wér dama yendoo ñoom sama kër. toggaañ ba ay ngoon ñu ànd dem stade joxe drapeau bi tey. dimanche bi ñëw bi stop maa ngi ciy xaar nga ñëw. non loolu kay mbëri dañu yow gars yi nu mbëri nga bëri nga jikko lool mais gars yi nu mbëri nga de gars yi ni ñëw de. kon nga joxe annonce bi rek le 13 février. non le 13 février arène nationale incha allah Dieye production. non ñoom mbëri yëpp dañuy yow gars yi nu mbëri nga bëri nga jikko léegi lu ñu la waxal yaa ko def mais yàlla xam ne de wax dëgg yàlla wan dinaa teew de. man moom dinaa teew moom incha allah. jërëjëf mbokk internet di Dakar Buzz lii moo nekkoon seen émission bi ñu leen jësiloon tey fii nii leen koy defee nag ñu ngi ñaan yàlla Sénégal jël coupe bi indi ko ci jàmm teg ko ci loxoy Matar Ba teg ko ci loxoy président teg ko ci loxoy population bi di gërëm ñi maandaloon tey ci équipe bi tey Hamza ci la bokk Malick ak Omar le grand cadreur Malick tey nag tiit na bi ne seetaan match bi tiit na tiitaay boo xam ne parce que attanu ko moo Hamza. non ñun ñëpp yow mi sax tiitoon nga da ngoon sóob nii rek des fois nga jékki ñu yuuxu benn zone di sóob di saale. jërëjëf xaar leen maa ngi ñëw ak final bi ak Dakar Buzz yàlla na ñëpp am jàmm Mbour Business moo fi jaar kenn du moom.